dañuy fas yéene rek tàmbali gannaaw bañ leen nuyuwaatee kenn ku ci nekk ci turam ak santam ci li nga xamante ni moo di ponk bu njëkk bi mu aju ci rek ñàkk kaaraange ak méttit gi ñuy teg jigéen ñi ñu daal di ci ànd ak sama naataango Pape Ndiaye mu fas yéene dalal rek ay ganam ci waxtaan gu ni mel Pape kaddu gaango. waaw jërëjëf soxna Ramatoulaye Sarr comme ni nga ko junjee ci tàmbali bi rek. li nga xamante ne moom mooy tàmbali bu waxtaan bi mooy lu ñu tuddee insécurité maanaam ñàkk kaaraange gi nga xam ne dañ ko nemmeeku ci réew mi ñàkk kaaraange nag buñ ko waxee li tax li mu undu dafa bari maanaam mën na ëmb délinquance maanaam ñi nga xamante ne dañuy def mbir yoo xamante ni yoon daf koy tere waaye tamit ñi nga xamante ni moom mooy criminalité bi ñi nga xam ne dañ leen di jiiñ ne dañu def ay crime wàllum insécurité buñ ko waxee lépp loo xamante ne dafa jëm ci crime de sang tax na ñuy wax maanaam tour deret ak anam boo ko mënti defee moo xam meurtre la wala assassinat waaye tamit li nga xamante ni moom la ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon tuddee vol aggravé muy maanaam lu jëm ci wàllum agression lu jëm ci wàllum cambriolage yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla dañ ko nemmeeku ci jamono yi ak forme bi mu jël nag ci anam bu ñu ko mënti nemmeekoo moo xam dañ sàmba booy dañ lay fekk sa kër faagaagal la wala ngay dox ci mbedd mi ñu dogaale la këf sa saak wala ñu këf li nga yor wala tamit nga dox ci trottoir di wuy téléphone ñu këf sa téléphone wala ñu dóor la loolu lépp itam day dugg ci xeetu insécurité bi nga xamante ne wax dëgg yàlla kenn mënul werante ni kenn mënul nattable ni dafa nekk loo xamante ne jamono yi maanaam dafa gën a jugaat naam insécurité nag du lu bees fii Sénégal parce que de tout le temps dañ ko faral di nemmeeku looloo tax ñu indi fi police indi fi gendarmerie indi fi unité yi nga xamante ni yëpp ñoom ñooy assurer la sécurité des personnes et de leurs biens mais dafa fekk ne jamono yi toll nii dafa am lu tubaab di tuddee des proportions exponentielles maanaam dafa jéggi dayoo ci maanaam tour deret gu bëri yi nga xamante ne am na ci dëkk bi loolu nag bu amee nag du ñàkk dinañ ci toog def seetlu def ci ay njàngat xool lan moo ko waral lan mooy cause insécurité ak criminalité bi nga xamante ni bëri na fii lan moo ko indi waaye tamit foo tuddee cause di nga tudd li ñuy wax facteur favorisant maanaam ay mbir yi nga xamante ni daf fi nekk di yombal loolee nga xamante ni moom mooy ñàkk kaaraange gi lu jëm ci insécurité nag yàgg nañ ko wax Sénégal Rama lu ne wax nañ ko ci génne nañ fi ay chiffres wane ni dafa bëri gis nga chaque année police génnee chiffre gendarmerie génnee rapport administration pénitentiaire génnee ay chiffres wax nañ ci agression yi dafa bëri de tout le temps dañ koy wax mais ñun aspect bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaane tey mooy li nga xamante ni mooy peut-être mën nañ ni la criminalité a pris un coup de genre maanaam dafa am loo xamante ni motifs maanaam ñi muy dal seen kaw ñi muy impliqué jamono yi ñu ci bëri dañu nekk ñoo xamante ne ay jigéen lañ am ñoo xamante ne dañ ko ranger sax ci catégorie violence faite aux femmes looloo waral ñu dalal fii ki nga xamante ni moom mooy madame Khady Fall Tall nga xamante ni moom dafa jiite ay kuréel yoo xamante ni dañu ëmb jigéen am liggéey ak taxawaay boo xamante ne ñoom dañ ko ciy def ngir ñu xool ñoom lan lañ ciy jot a def lan lañ ciy liggéey ak ban taxawaay la ci am pour que vraiment li ñu tuddee violence basée sur le genre wala métital ak tamit xeetu xoqatal bi nga xamante ni li ci ëpp ci kaw jigéen ñi la ñoom ñu xool ban liggéey lañ ci mën a def pour loolu dañ fi waaye tamit du ñu yem ci def diagnostic def état des lieux boo seet defee seetlu ba pare il faut nga proposer ay solution kat gis ne mbir yi kat gis nga ni buñ ko defoon buñ ko appliqué dina nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla luy dañ la te insécurité bi nga xamante ni fës na jamono ji sax dafa am beneen débat bu mu posé waat ci biir mooy le retour de la peine de mort peine de mort du leen lul ku rey ñu rey la ñun ñëpp xamoon nañ ni Sénégal loi wu Sénégal dafa amoon peine de mort ku rey dañu lay rey mais en 2004 ci nguurub Abdoulaye Wade ci lañ ko fi jëlee remplacé ko lu loi bi di tuddee perpétuité maanaam prison à vie ku rey ni te tey ko dañ lay tëj kaso giir dund te effectivement am na ñoo xam ne loolu daf leen di dal bés bu yàlla sàkk tribunal yi nga xam ne ñoom ñoo war a atte wàllu googee dañuy tëj ay nit giiru dund prison à vie mais les questions bi ñuy laaj nag mooy est-ce que nit ki day toog kaso ba giiru dundam loolu peut-être dinañ ci xuusandi ci biir débat bi kon li ci tàmbali bi rek mooy ñu ñëwaat ci suñu invité rek am loo xamante ni dañ koy séq ak moom ci biir reportage sax am na benn jàngat boo xamante ni def nañ ko ci wàllum taarixu peine de mort kañ la fi amoon kañ lañ ko fi jëlee ak ba mu fiy nekk est-ce que am na ay nit yoo xamante ne jot nañ leen rey ci wàllum peine de mort donc loolu yëpp dinañ ci def ab jàngat waaye tamit tàllal nañ suñu micro ñoo xamante ne dañ ay pénaliste lañ ay juriste lañ ñu seen xam-xam màcc ci wàllu wi ñu wax ñu li nga xamante ni moom mooy peine de mort naka la ko loi bi tënkee est-ce que peine de mort bi sénégalais yi sàkk ñu delloo si waat ko dëppoo na ak li nga xamante moom mooy li nga xam ne moom la charia digle ku rey ñu lay ra lan moo leen utali ak lan mooy seen différence loolu yëpp dinañ ko gis ci waxtaan bi gis nañu démb sax ci altine bi bataaxal bi nga xam ne kuréel googu di ONG Jamra génnee nañ ko di sàkku ci nguur gi ñu def référendum boo xam ne askan wi kenn ku ci nekk dañ lay jox kàddu jox la baat laaj la ndax peine de mort dañ ko war a delloo si waaw wala déet yaakaar naa ne buñ ko doon laaj ci plateau bi les avis sont partagés am nañu d'accord pour ñu indiwaat peine de mort am na ñoo xamante ni d'accord ruñ ci ku nekk ak sa argument donc dinañ ci ñëw léegi ci biir waxtaan bi kon duñ def lu dul jublu suñu gan encore une fois di rafetlu teewaay bi di ko bàyyi rek mu wax ñu ñoom kuréel yi nga xamante ne xamale ñu kuréel yi nga xamante ne ñoom la ñu jiite ñuy yëngu ci lu wàllum
sàmm ak yelleefu jigéen ñi. jërëjëf Pape ñoo ngi rafetlu toogaay bi di wax ne ñun suñu organisation ak yeneen organisation yoo xam ne démb ba léegi ñu ngi jot ay rapport ak di jot ay appel à la résistance nga moo résistance na fu mu génn am na lu muy signifier des organisations de femmes par rapport ak nekkiinu jigéen ñi ci biir insécurité bi nga xam ne dafa global wax ñu ne jigéen ñi rekk am problème de mais li tax jigéen ñi gën a metti seen état physique biologique seen néew doole ak ni ci nit ñi di abuser temps yi bay egg ci niveau yoo xam ne benn sénégalais boo xam ne bërk démb ak démb sa xol naqariwul ba nga egg ci jooy ci kaw plateau amul ndax boo gisee loolu dem nañ ba seet ne bu fekkee dañu dindi woon peine de mort ci solution yi fa lay tàmbalee nañ ko évaluer xam nga tam di wax noonu di sànni tam dafa yomb aka di comparer Sénégal ak États-Unis ak yooyu non booy comparer da ngay comparer des sociétés sociologiquement similaires ñoo xam ne dañu bokk nekkiin bokk façon bokk ay jikko bu ma déggoon nag boobaak léegi ñu comparer affaire bi jël exemple Ghana du temps de Rawling dinaa kontaan ndax lu raw lii fa nekkoon ba mu ñëwee na leen lii dinaa ko fi jële ñu ne ko doo ko mën mu téye leen évidemment nit ku yéenewul kenn dund waroo dund yow téye leen criminalité niveau boo xam ne bu fa eggee mu ne rey leen ba rey rakkam bu bokkal ndey ak baay tele laay wax ñu xam ne kii fawul tey Ghana laajal ku la neex boo génnee sa bagage teg ko fenn kenn du ko laal xam nga société bu nekk sax jigéen ñi am nañ protection boo xam ne Nations Unies moo ko indi la 1325 bi ñu indi 1325 boobu di ko wote ci mbootaayu xeet yi aussi fekk na suñu xel jeex trop ba communauté bi ne lii nag il faut ñu arrêté ko utal jigéen ñi ay pexe yoo xam ne dinañ leen mën a musal di leen aar bu coow amee ndax am ñu doole te dañu yor njaboot xam nga kenn mënul yor doom ñeenti doom juróomi doom di daw ak moom te fa lañ lay fekk rey la rey say doom yooyu yëpp dafa bokk ci histoire jigéen histoire mouvement associatif féminin yi tamit yàgg na fi mais ñu gis ne réew mi jox ñu leen cër ba nga xam ne nii tey ji moo tax lu neex waay def jigéen dara du la ci fekk te ni ñu ko nemmee ko mu mel ni violence bi nga xam ne dañ koy exercer ci ñoom yemul rek ci ñi nga xam ñoom ñooy mag ñi même xale yi tamit dañ leen ciy nemmee ko également mais mooy li ma la wax rek ndax avant xale Tamba bi man jot naa rapport boo xam ne xale 2 ans la boo xam ne bii tubaarkàlla daanaka góob ma ne dina doonati nit xale 2 at la ko jiitu j'ai eu benn interpellation boo xam ne yaa matul 10 jours koo xam ne 6 ans la am bàyyam ci boppam moo ma woo ne ma woo teew ma ndax dara lu dul affaire bi mu amee ba ñu woo xale bu góor bi nga xam ne nangu na ne moo ko def ba ñu yóbbu ko police ba téye ko dama toog ay fan mu may romb di dox di dem ma ne nag lii man sama dund gi dee ko gën ginnaaw mënatuma protéger sama doom donc pour dire que nit ñi bu ñuy wax ne nañu changer de fusil d'épaule jubaluñu rek naan nañ def fin de dañu essayer lu nekk insécurité dem tey ba nga xam ne on a eu plusieurs cas yoo xam ne seen biir néeg lañ leen fekk États-Unis gi ñuy comparer foofu xel newul ci fekk nit biir néegam tax ils sont tous armés déjà ce qui n'est pas le cas sociologiquement parlant ñun duñu yore arme koo ci fekk néegam rey ko waaw parce que yor arme loi bi daf ko encadré amul benn moyen de kii am na fi ba tey mais États-Unis koo fekk buntu néegam boo ko traversé 2 mètres daf lay rey te du am sax procès li may wax ni ñaa ngi koy dégg donc bu ñuy comparer nañu comparer lu comparable que bu ñu indee kii bi day yokk d'accord na yokk waaye mënuñu aussi état bi tey jii fi mu toll ak fi jamono bi toll di dundal ay nit juróom fukki at ci biir prison bi muy lekk ka naan bon am na sax ñu gis ne ñii proposé pour ñu delloo si peine de mort dañ ne même bu ñu ko appliqué wu sax mais au moins nit ñi xam ne peine de mort am na fi rek dina dissuader def kat foofu laa jëm si mais en dehors dissuasion bi
bon sens dafa nanguwul ngay ôter la vie nit di jaagu mbaan pendant ay années ci biir prison yi am na ñoo xam ne prison yi leen gën a lañ fa am ñu ko seen kër ndey ak seen kër baay la plupart des gens boo leen génnee sax ñu fexe delluwaat est-ce que loolu sanction la Cheikh Tidiane dëgg loolu du sanction loolu du sanction parce que état bi amul droit téye leen fa du leen jox añ du leen jox reer du leen jox ndekki te am na ci ñoo xam ne seen kër waajur yi tubaarkàlla moom sama kër a yem xëy na bu ñu añee du ñu reer ak yeneen ak yeneen ak yeneen xëy na dem nañ ba seen yaram sax tàmm prison ba mënatuñu génn soxlaatuñu génn est-ce que loolu sanction la dee neexul rey sa doom neexul ku fi taxaw di ko défendre te loolu ñoom ñëpp xam nañ ma xam naa leen ñoom ñi koy wax koo ko fi wax rek dañu reyul sa doom waaw parce que dañu gis ba rey ñu sa ku la jege koo xam ne kii tey jii sa àddina yëpp yàqu na ndax gis loola naqar te mënoo ko faj dafa neexul laaj na bu boobaa nag man ak saa morom yëpp ku nekk am lu la féete kaw muy état mais nag il faut jël des mesures extrêmement rigoureuses ci dëkk bi mesures extrêmement rigoureuses yooyu ci laay ñëw sax parce que ñi proposé ñi delloo si waat peine de mort dañoo gis ne en fait amuñu solution parce que kuréel yi fi état bi teg bëri nañ am ministère yeeg direction yeeg kuréelu famille défendre famille yeeg yooyu yëpp mi ngi fi yokk nañu moyen police yokk moyen gendarmerie mais terewul ba tey phénomène bi reculé na dañuy waxtaan est-ce que du retour peine de mort bi mooy li nga xam ne moo mën a wàññi rey foofu tam y a des analyses à faire tey buñ ne dañu nekk en sous-effectif police gendarmerie armée anañu bu campagne électorale déggee wala ngay war a marché rek nga leen di gis ci biti ci ngay xam d'ailleurs ni ñu toll wala 4 avril donc gis nga am na yoo xam ne man mënu ma ko nangu am na lu xel mënul accepter quel est leur effectif nañ ko wax ñun xam nañ ko ñoom it xam nañ ko nee nañ pour des raisons de sécurité mënuñ ko est-ce que mécanisme itam yi nga xamante ne moom la ñu teg parce que gis nañu tout le temps su genre crime yi amee li ñuy njëkk teg moo di ne dafa amee feebaru xel déjà muy benn subterfuge boo xamante ne dinañ ko teg muy subterfuge yu bëri yoo xamante ne dinañ ko teg pour échapper à des peines lourdes ci fànn boobu itam muy mécanisme yoo xamante ne teg nañ ko ci réew mi mais il faut ñu xoolaat mécanisme yooyu moom ay réforme ba pare ñu doog a àgg ci point yi ñuy évoqué léegi nii mais loolu ku koy wax rek dafa fekk ne affaire bi dal ci ñun ay jigéen lañu ñun ñii ñëpp dañu jur xam jur doom di ci sonn ba mu tollu fenn ba nga dem ba am ci moom yaakaar nit jóge fële rek arraché ko la vie comme ça et de quelle manière rey bi dëgg la mais le caractère tout à fait sauvage bi nga xam ne gis nañu sénégalais yi di ko doxale léegi di rendeeka defi yëpp dëgg la de rendi sénégalais bu crime masé am yéen ñii ñëpp yéen a ngi toog dañ naan ah kon na ñàkk yéen wax leen kenn xameewu ko woon sénégalais effectivement dañ daan wax ne non sénégalais néew wax nga dëgg de lu xar du ko rey léegi nag sénégalais ci nit ñi la ñu jëbbu ak paaka yi dama ne réew boo ko yoree da ngay tenir compte contexte mooy déterminer loi mooy déterminer règlement mooy déterminer convention mooy déterminer la marche du monde contexte rek ko déterminer boo demee ba xam ne yow mi fi mu ne lii il faut nga jël ay mesures doo jël mesure yu ndaw lii foog ñu wax ci personne ne dit que dañ ko delloo soit peine de mort à jamais non mais on a qu'à le réessayer parce que fii ñu egsi ci criminologie mosuñu fa egg xoolal chiffres yi nga xam ne tey jii moom la ñu brandir par année Pape xëy na yaa ma gën a xam prison yi fees dell ci may ma café mayu ma la rek nga jàmpaa ko mu tëdd romb di dem ak sa saak ñu këf ñun ñi ñëpp fan yi loolu lañ nekk dans nos quartiers alors que c'est pas des quartiers yoo xam ne sax mën nañ ne yooyu mën doon dafa mën a am dugg ci taxi salaamaaleykum wàcc sa saak le temps nga koy jël nit ki départ dem salaamaaleykum gaare ñu dab la dong sa saak ci sa biir garage donc am na des niveaux yu mu egg yoo xam ne mënuñu ci noppi te organisation de femmes yi foofu laay daane dëgg la réew mi ñu nekk organisation de femmes yi ci doole comme ni mu ko amee ci yeneen réew amu fi reconnaissance bi mu war a am comme ni mu ko amee ci yeneen réew mais li wóor nag te wóor il est temps que les gens se lèvent pour wane ne ñun duñu ay mala nit ñi duñu ay xar yoo xam ne foo dab xale bu jigéen léegi timis kenn dootu ñeme génn te ni ñu defe loolu lañ koy defe suñuy xale yi sans compter ñi disparaître perdu de vue wax ngeen ci ñaata la Pape
seet nga statistique yi perdu de vue te perdu de vue léegi mag la ak xale ay tànk ñuy ramasser dans la rue des corps qu'on jette dans les marchés dama ne fi ñu egg tey mosuñ fi egg loo gis nag dafa am loo xam ne lii bu jotee il faut ngay jël des mesures à la hauteur des attentes et qu'ils cessent nos amis des journaux des xaw ma droit de l'homme la ñu xaw ma dama ne nañ seet affaire bi teg ko seen bopp gis ni muy mettee argument yi ñuy wax yëpp ñun xam nañ ko mais argument yooyu dafa am fu mu adapté ak fu mu adapté wu y compris les formes de démocratie que nous appliquons du sujet bi dëgg la mais c'est-à-dire copier loo moomu lii rek lay indi il y a des pays tey du ma leen citer parce que aw ma ci droit yii du fa am ndax ku ko def xam nga fi nga jëm ak li lay dal te ñu ngi may dégg maa ngi leen di dégg ñii autorités yi xam nañ ñi may wax tout à fait donc il faut que le Sénégal tamit nekk réew teraanga boo xam ne ñëpp sawar nañ fi ñëw bëgg nañ fi ñëw ñun amuñu feneen fu dul fii il faut que ñu protéger ñu Pape daal loolu mooy message général bi nga xam ne man en tout cas ci loolu laa nekk mënuñu bàyyi affaire bi daal nii mu continuer d'accord comme si de rien nekkee daaw lañ fi rey benn député ca kaw lalam voilà ka ko rey le lendemain lay laaj meew mu tàng rendi ko lañ ko def c'est presque le même cas de figure. rendi ko rendi waccat ko ay paaka ak kii jam doom ji ba nga xam ne toog na ay jours comment ndax man suma xarit la woon c'est vrai boo fa demee da ngay jooy ba doo xam sax looy wax ba ngay ñibbi oh nag dégg naa la lendemain muy laajte meew bu tàng ci prison yi dama ne yenn yi c'est de la provocation te c'est inacceptable d'accord c'est de la provocation c'est inacceptable Rama balaa ñu def tour de table ñu seetaan extrait wu ñaari avocats yu ñu interrogé woon ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum peine de mort muy maître Ibrahima Mbengue ak maître Diawara extrait avocat Tidiane Diop si c'est bon ñu xool ko ñëwaat parce que amoon na si droit sénégalais biñ ko dindee yàggul trop parce que Ablaye Wade ko dindi woon coow nag bari na parce que actuellement dafa bari ay rey yi ñuy dégg si biir Sénégal yi les avis nag sont partagés parce que am na ñu naan que dañ ko war a indiwaat pour que nit ñi xam ni peine de mort mi ngi si am ñu naan aussi que ni jaruñu ko fi indi parce que peine de mort aussi baaxul parce que nit ki société bi warul di fayu parce que dafa war a yar nit ki les avis sont partagés nag ku nekk ni mu ko jàppee voilà mais tam même bu fekkoon ne mi ngi suñu arsenal judiciaire bi que ni mën nañ si tëj nit peine de mort aussi en fait peut-être mën na fexe ba nit ñi dootuñu ko rey bi dana wàññeeku mais gis nañ aussi dëkk yi ku am aussi peine de mort du tee aussi ña nga fay rey nit ñi ba pare parce que peine de mort li si am moo di nga rey nit ki ba pare ñu dem ba mu yàgg gëstuwaat dossier bi xam ne ka ñu rey lañ ko doon jiiñ def ko te bu boobaa aussi duñ ci mën dellu si waat voilà mën nañ ci xalaataat daal ba ku nekk seet ñu xool ñu mu gën a rafet ñu defe ko. suñu ustaas ñuy ñëw di dugg ci débat bi di wax naan peine de mort dañ ko war a indi ci Sénégal parce que sunu l'islam moom daf ni ku rey nit dañ la war a rey loolu laay wax ni loolu nag ci sama gis-gis defe naa confusion bu rëy la parce que charia peine de mort bi muy wax ñun du bi ñuy waxtaanal du bi ñu tax a jóg waaw parce que fii Sénégal nekkuñu ci réew moo xam ni charia moo ko tënk kon bu ñuy wax peine de mort yaakaar naa ni waruñu wax naan parce que charia daf ni ku rey ñu rey la charia moom ki mu rey mooy ki nga xam ni charia moo ko tënk pour mu rey ko moom boobu rek boobu la xam mais charia li ko yëkkati du assemblée nationale wax kan la ñuy rey ak kan la ñu warul rey kon ma yaakaar ni débat bi foofu dafa xaw a am tuuti confusion buñ koy wax débat dañ koy débat kon ci loi bi ñu seet ay motif ci loi bi mais ñu bàyyi ay motif ci charia dama yaakaar ni loolu li tubaab di wax asymétrie épistémologique la gis-gis yi bokkul. La loi daf ko prévoir woon naka la ñuy exécuter peine de mort parce que peine de mort buñ ko li fi mujjee def moo di en fait dans le fusiller voilà fusiller moo di teg la fan lay teg en fait tim laak ay fital dóor fital yi mu dal sa kaw. nañ indiwaat peine de mort man dama ni rek ku bëggul xalaat bu xóot la mais xalaat bi ñu war a def mooy lu tax tey
lii amul woon di am nit ñeme jël paaka ñëw di rey ay nit dama yaakaar ne xalaat boobu moo gën a am solo mais du xalaatu peine de mort bés bu ñu xamee lu tax rek defe naa dinañ xam lan moo ko war a faj. mi nga Pape yaakaar naa ni ci wàllu charia bi xam naa après oustaz du ñàkk tamit mu am ci lu mu ñu ci yokkal tuuti mi ngoog ci affaire ñi nga xamante ni wax nañ ko amoon na la responsable apériste bi fi gaañu donc dafa di ay maanaam brutalité violence yoo xamante ni léegi toogatuñu sax ci biti ci biir kër yi la ñuy dugg si di fekk si nit ñi di leen agresser et de façon vraiment cruelle di leen sàkku ba pare déjà loolu rek metti na nga teg ci nag faat bakkanam encore. waaw comme niñ ko seetloo ci li nga xamante ni moom mooy état des lieux bi ak tamit ci extérieur bi xam naa dañuy def tour de table rek ñu joxe ci seen xalaat surtout par rapport ak intervention yi nga xam ne ñaari avocats yi wax nañ ko muy maître Ibrahima Mbeng ak maître Diawara di doon def comparaison peine de mort bi Sénégal dil sàkk ñu indiwaat ko ndax dëppoo na ak bi nga xam ne moom la charia digle ni ku rey dañ la war a rey yaakaar naa ne loolu moom personne n'est plus placé wala boog ne mieux placé que oustaz pour indil ñu ci ay leeral maanaam ci wàllu googu mu gën a leer. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu waxu soxna si wax dëgg yàlla résumé na thème bi wax dëgg yàlla l'islam diinay jàmm la diine jàmm nag saa yu demee ba ne nañu rey solution la ndax si aaya bu gàtt la sunu borom réglé mbiru rey ak mbiru def lu la neex mooy wa fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab su nit di def si maa tey ngeen koy def si maa tey bu boobaa def si maa tey dina fi jóge ndax ñi fii rey yëpp maa tey la kon nag dadul jaadu nit ki rey ci maa tey nga jël kamu rey dugal ko ci néeg wala bàyyi ko ci béréb di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko jox muy lekk daanaka 10 ans 15 ans ba mbokk kañu rey faatu mu ñu libéré ko mu génn loolu du logique lii logique mooy rey na ci tey nañ ko rey ci tey su nekkoon koo xam ne xelam nekkul ci moom l'islam teel na xam la ne ki nekkul ak xelam kooku l'islam topp ko dara waaye koo xam ne moo ko tey rey l'islam nee na nañ ko rey te du ngir soxar ndax yàlla sunu borom moo ne soo dundalee benn nit mel na nga dundal nga nit ñëpp waaye soo reyee benn nit dafa mel ne rey nga nit ñëpp kon nag diine l'islam diine jàmm la du diine violence di diine def lu metti nit waaye rey dafa nekk solution si ki nga xam ne kuy rey la kon loolu rek moo doon sunu kii su nekkee nag li ko indi su nekkee li indi rey bi ñetti mbir moo ko indi benn bi mooy ñàkk pauvreté benn bi mooy l'ignorance ñàkk xam ndax dem nañu ba léegi fi mu nekk nii njàng mi dematul ni mu war a demee melatul ni mu war a mel nit ñi yaratuñu leen éduqué wuñu leen daanaka nit ñi jàpp nañu yar nit mooy def ko lu metti te yar mooy nga fexe ba mu am xam-xam fexe ba mu yeewu ba xam ne su defee Cheikh Tidiane safaan defu ko Cheikh Tidiane boppam la ko def su tooñee Cheikh Tidiane tooñul Cheikh Tidiane boppam la tooñ xam ne moom nekk fi Cheikh Tidiane nekk fi kenn moo fi nekk mooy ki yàlla teral muy doomu aadama nit ki su yeggee ci dimension boobu du ngéeju wala du ñeme jël arme di ko jubali nit yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleem dem na ba ne suñ la joxee paaka pour nga jottali ko nit bu ko joxe ñaw ko bi da nga koy joxal ponk paaka bi fi ngay téye sooy dagg côté boobu nga koy jox waaye doo ko joxe ñaw ko bi kon l'islam diine la boo xam ne ñëwul pour rey nit ñëwul pour dagg loxo waaye yooyu yëpp da di saafara te nag ku nekk ñiy yëngu ci médecine xam nañ na garab parfois mu wex waaye wex wi taxul a jug waaye faju moo tax nga jug asalaamaaleykum mais man li ma jaaxal ci wax jëkkat mooy Sénégal du république islamique du état laïque la maanaam du wàllum loi charia wala droit islamique la ñuy appliqué ci réew mi maanaam république laïque la est-ce que kon appliqué fi peine de mort du indi problème ci wàllu googee non yaakaaruma ko ndax Sénégal majorité bi ay musulman lañu te jàpp naa ne suñ leen indi loolu ni nga xam ne lii solution la ndax am na yeneen ni mbir yi ñuy jëggaane si yeneen diine di ko dugal ci constitution bi
lan moo tee ñu jël benn mbir dugal ko si jële ko si l'islam indi ko suñu yoonu réew loolu yaakaar naa ni amul lenn lu si nekk gaañ boobu kii Pape amoon na fi. effectivement pourtant pays laa ngi leen mais amoon na fi. après yow sax yaa ngi koy rappelé que 2004 la fi jóge. la fi jóge dégg nga mag kii xaw ma Abdoulaye Wade moo ko fi jëlee. kon amoon na fi. amoon na fi pourtant pays laa yëg lañu. tout à fait bon man nag nga dafa am man ci. avocat yi. dañ ci wax ñaari yëf yoo xam ne vraiment lu jara bàyyi xel la man dama ànd ak madame Tall Fall man dëgg-dëgg man damay épouser thèse am man li mu wax ni mu ko waxee vraiment ni mu defee kii bi exposé man dama cee ànd ak moom à 100% waaye nag lenn moo am madame Tall suñu dëkk bii tamit erreur judiciaire yi tamit beneen affaire la nekk na loo xam ne tamit il faut faire très attention ci loolu parce que am nga lu tax buñ ko fi instauré ñu dem ne diw moo rey dem ba comme ni mu ko waxee dem ba 10 ans 20 ans ñu xam ne erreur judiciaire la loolu tamit faat doomu jàmbur boo xam ne deful dara loolu tam lu kii beneen affaire boo xam ne moo am tamit mooy wax na sànq mu ne les causes lan moo indi tey jii dëgg la Sénégal tey jii rey nekk loo xam ne lu yomb la dafa yombalee gi ci gaa yi da ngay yeewu saa yoo yeewoo gis rey nañu kenn xoolal journaux yi saa yoo yeewoo gis nga kenn rey nañ ko kon nag leneen lan moo ko indi il faut que ñu revenir ak man sama xalaat mooy que problème bi xam nga lan la éducation bi yàqu na dafa yàqu complètement léegi xale li bu njëkk ba xale bi ni mu daan mel ci kii ci mag bu jàkkaarloog mag nu muy xoolee mag nu muy def ak mag nu muy toogee ak mag moo wàññeeku faaletuñu mag faaletuñu ku leen mag ba léegi ñoom seen wax sax ñun léegi suñu wax dafa agressif ñun suñu wax bu ñuy wax ak nit sax dafa agressif te loolu gaaw na nit gis boppam ba di indi ay yooyu beneen affaire boo xam ne moo am tamit mooy tamit les femmes au foyer parce que amul ñu waxante dëgg rek gis nga boo amee doom il faut que tamit yow nga di toppatoo sa doom neewu ma que d'accorduma ci rey bi kii bi mais dama ne boo yoree sa doom yore sa njaboot dëgg war ngaa toppatoo sa njaboot war ngaa xool booy dem ak tamit nooy def ba organiser sa kër ba yenn yi du ci am man loolu laa gis ci problème boobu waaw. ok. ñu jàll oui. waaw bu dee ñoom am nañ luñ ci tontu invité yi waaw. Cheikh Medoune. waaw waxtaan bi am na solo. man nag Pape man du ma ñëw ci côté nañu rey ku rey wala bu ñu rey ku ñu rey foofu man débat boobu du ma ci dugg dama jàpp ni rek société bu ñu ko bëggee doxal dina am jamono joo xam danañ toog waxtaane mbir yi leen soxal nan lañ ko war a doxee donc rey ñu rey la wala ñu bañ a rey ñu bañ laa rey man li ma bëgg ñu xalaat ko d'abord mooy nan lañ koy defee bu fekkee da ngeen bëggoon ne ku rey lañ la rey nan lañ koy defee ndégam ñun Sénégal est-ce que on est suffisamment outillé pour mën a xam kii effectivement moo rey wala reyut et puis dama jàpp ni ku rey te tayu ko la ñuy wax ku rey te tayu ko la ñuy wax waaye léegi est-ce que ñun am nañ outil yu tax ñu mën a xam kii rey moo tay wala tayut parce que nit mën na rey tay ba pare na tayuma léegi noo koy layalee loolu ñaareel bi bu fekkee ni ki ñu reyal la maanaam ki nga xam dañoo rey doomam moom pare na pour baale ki rey doomam foofu tam lan la ci yoon di wax booba parce que nee nga ko rey ñu rey mais kii moom lañu reyal nee na man baal naa ko nooy def foofu donc li ma bëgg wax foofu mooy nañ xool d'abord balaa ñuy wax rey ñu rey la nañ jiitu loolu xool nan la ñu war a doxee ba benn rey bi bañ a amati saa ñu dugg ci côté rey boobu bu nee ba xam ne rey am na nag te tey ko nan la ñuy defee yan mécanisme la ñuy teg ba tax ñu mën a xam kii moo ko tey wala teyu ko ki ko tey ndegam moom mbokk ñële baal nañ ko wala baaluñu ko maanaam yooyu yëpp ñu xool ko pour bañ def comme li coach wax sànq ñu ne diw moo rey parce que mën nga taqani sax ni diw moo rey ñu jàpp ko rey ko mais boobaa tam yow état bi rey doomu jàmbur yow kon nu ñu lay def yow parce que rey nga koo war ta rey kon rey nga kon tam nooy def parce que moo man daal pour man daal ki nga xam ne dafa rey sax ñu bàyyi ko mu dund man moo ma gën ñu rey koo xam ni defut dara ci njuumte
mbaa ëllëgee du ko defaat du reyaat encore. moo ma gënal nag ñu rey koo xam ne deful dara. parce que bàyyi ki rey mu rëcc. dafa maa gënal man. ñu rey koo xamante ni deful dara ci erreur judiciaire. moom it ay mbokkam ñàkk ci boobaatam mbokkam yooyu dañu am fu ñu jooyee. te lu ci mënti amit nag réew mi rek mooy perte boobaatam kenn deewoon na ñu rey keneen ñaar a dee perte nañ ñaar. léegi nag man ci affaire charia bi ñuy wax nii. Sénégal damaa bëgg na ñu am ñu conséquent ak ñun. soit dañuy jël charia appliqué ko sur toute la lettre. charia nee na ku fi njaaloo maanaam ku am jabar dem njaaloo keneen dañ laa war a rey nañ ko rey buñ jël li ñu ci neex leneen ñu sànni ko fële. loolu tam il faut que ñun ñu koy war a. ñu appliqué ko wala ñu bañ ko appliqué. leneen nag moo nekk. gis nga butéel bu nekk. la mu def la saañ bay xeeñ. ñun sénégalais ñun ñoo mel noonu à commence ñun mag ñi bu mag ñi yaroo xale yi yaru parce que xale yi judduwuñ di saaga bu ñu xamee saaga ci mag ñi lañ ko déggee judduwuñu violent amuñu woon doole bu ñu màggee di ko def ci mag ñi la kon ñun la kon nañ fexe ñun suñu bopp ñu fóot suñu jikko yi moo baaxul Sénégal yi ci boppam te tàmm nañ nag lu ñëw ñu ngi koy xool ci keneen ki mais ci ñun la nekk donc li ma wax bëgg a wax daal mooy nañ xool na balaa ñuy dugg ci rey naag reyul nañ fexe ba xam kan moo rey ak ndegam moo ko tey wala teyu ko waaye tamit ki ñu rey la moom bu baalee na ba ki ma reyal baal naa ko. baale de bu amee tamit moom madame Kassé wala. Le mal est beaucoup plus profond. J'épouse la conviction de Khady Fall Tall ak li coach wax parce que tey société bi en général la ñu war a wax. bi ñuy wax sànq Fatoumata kan moo ko rey. Abdoul Ndiaye dañu ne chauffeur am. fan lañ ko reyee biir këram. Binta kan moo ko rey seen jegeñaale fan lañ ko reyee biir këram. de ce fait à qui faire confiance à qui se fier. Mariama Sagna également. effectivement tey à qui faire confiance à qui se fier. par exemple tey ki rey Binta seen jegeñaale papa la koo xamante ne guddeeg bëccëg mi ngi seen biir kër. doo ko foogee. Fatmata ki ka rey kan la chauffeur am la guddeeg bëccëg mi ngi nekk moom te en général chauffeur da lay proche ba nga xamante ne sa yu bëri dina la ko xamal sax te sa njaboot du la ko xamal de ce fait muy benn question à qui faire confiance ñu jàpp ne insécurité ci mbedd mi nga ko daan gisee mais léegi ba sa biir kër donc comment se protéger comment se prémunir muy benn question beneen bi moom moo di ne ci wàllub yoon xam nga dañu teg ay loi yoo xamante ne pour ku def lii ñu def lii la ku def lii ñu def lii mais ba léegi applicabilité bi ça pose problème xam nga sànq may wax subterfuge yi ñuy teg yëpp Pape xam na ci dara soo demee tribunal avocat bi day ñëw xam ne carrément que son client moom moo rey moo def lii mais lan la lay utal circonstance atténuante dafa dof la folie la ñuy plaider pour ñu bañ koo rey wala ñu bañ ko tëj wala ñu bañ ko kii muy benn problème boo xamante ne itam dañ koy nemmeeku au niveau des juridictions fenn fi bu ñu demee ba jàpp la en flagrant délit ne yow yaa rey dañ la wala rey c'est ça les droits de l'homme c'est bien beau que ñuy défendre droit de l'homme ak yelleefu doomu aadama waa am na ak mais ki ñu rey amul ak yelleef wala du doomu aadama wala waajuram ñoom dañu war a supporter mal boobu war a dund ak moom ad vitam aeternam mais xam nga loolu après lan lay indi fayantoo parce que tey jii man xëy na dinaa am xolu baale mais par exemple wala sama yaay wala sama papa du am xolu baale bés bu doxee ci mbedd bi dajeek moom da koy rey moom tamit dem tëddi kaso donc mu anéantira toute une famille muy problème yoo xamante ne itam wax nañ ko étudier et rey bi débuté wul tey ci Sénégal violence bi débuté wul tey sàccum xale yi Khady Fall Tall doon wax débuté wul tey peut-être que tey média dafa àgg foo xamante ne mbir yi day siiw mais yàgg nañu sàcc xale yi yàgg nañu rey nit ñi mais tey c'est beaucoup plus flagrant est-ce que tey jotul tamit ñu xoolaat forme d'éducation bi nga xamante ne ñu ngi koy inculquer mais Awa Pape ma ajouté ci juste quelque chose parce que mi ngi koy wax léegi daal ne droit de l'homme yi c'est vrai que droit de l'homme moi parfois je me demande est-ce que du ñoom ñoo gën a aggravé yëpp yi parce que day am mort doom am koo xamante ni jël nañu bakkanam et tout doo leen dégg nga gis ci yeneen yoo xamante ni mooy loolu nga dégg leen ci yenn on sait bien ci yi nga xamante ni la ñuy gën a yëngatu mais bu fekkee cas yu mel nii la est-ce que depuis lors dégg nañ ci benn droit de l'homme c'est par rapport ak ok waaw man dégg naa ci intervention yu bëri yoo xam ne dama ci indi leeral rek ci kanamu yoon bi may mujjee madame Kassé waxagul nag waaw dina ñëw ci moom dama bëggoon indi ay leeral rek ci parce que dafa am question yu bëri yoo xam ne sëñ Medoune Seye soulevé na ko bëggoon ci am leeral Awa Diop Ndiaye mais fi Awa Diop Ndiaye mujjee foofu laay njëkkee maanaam ñi nga xamante ne effectivement li mu mujjee wax ci maanaam ñi nga xam dañu leen di wutal circonstance atténuante c'est-à-dire que Sénégal dafa am lu fi bees te coach sax mi ngi koy wax nit day rey nit nga ñëw tribunal ñu wutal la ay këyitu dof buy wane ni diw mi wérul pour que ñu génne la si
benn exemple laa ciy joxe exemple bi ma ciy joxe mooy bërki Dembo Ndiaye ki rayoon Baye Fall yéen a ngi koy fàttali ko baax Baye Fall bi ñu rayoon bintu wal fajri waaw ka defoon mbir ma waaw wutal nañ ko ay kayitu dof ba génn na kaso xoolal ma lii ba mu génnee kaso xoolal ma lii rek génnee nañ ko kaso ba nekkatul prison fii lañ ko reyee ci buntu bi fii ñëpp gis libéré nañ ko génn na ñu ni dafa dof nii daal voilà mu ngi nii libéré nañ ko mu ngi moom nii yaakaar naa ne information la boo xam ne kenn sañu ko Pape, weddi je pense que il faut préciser la compréhension des gens ci problème mu peine de mort peine de mort dafa coïncider rek ak charia ça ne veut pas dire que dañ ne nañ appliquer charia parce que dëkk yi koy def defuñu charia c'est une forme de dissuasion pour diminuer la criminalité ak itam nit ñi xam ne Arabie Saoudite de moom dañuy appliqué bu baax moom xam ne dund dafa neex bakkan dafa neex te ni mu neexee ci yow la neexee ci keneen donc moi je ne suis pas en train de dire ku rey nañ la rey parce que charia ni na man du ma oustaz sama alxuraan soriwul Falla sant ceddo la donc nekkuma ci analyse d'accord mais par exemple lii Médoune posé comme problème ndax bu ñee baale ndax famille bee baale bi sax man dama xam ne foofu am na lu ci loi prévoir baale bi sax bu ko nit ki prévoir la loi s'applique aux gens c'est ça s'applique à tout le monde moom bu moomee doomam ba baale cela ne doit en aucune manière empêcher la loi de sévir sous toutes ses formes kooku man duma ko sax commenter mais li problème bi mooy ndax moo ko reyam reyu nit mën na dawal oto fiir nit kooku homicide involontaire la xam nga nag dañu waxante dëgg rek les lois sont encadrées yëf yi c'est encadré waaye ki toog ne man maa rey passer aux aveux looloo tax ñuy wax juriste yi nee nañ l'aveu n'est plus la reine des preuves mais c'est ça parce que bu ñuy wax tey affaire peine de mort on le dit pas pour on l'appliquera pas à la légère loolu c'est faire une insulte au juge non bala ñuy egg foofu dañuy wóor ne kii passé na aux aveux ba pare ñoom ils ont des légistes mais le cas wu Tamba dogguma la mais am na ñoo xam ne dañ leen di torturer pour que ñu voilà loolu tam am na non y a ça aussi man cas yi ma gën a intéressé yi tax may wax ne war nañ ko servir de leçon au peuple sénégalais mooy ñi nga xam ne def nañ ko mu neex leen abus de confiance wala ceci wala cela te loolu la ñu gis fii de may ma café nga ne déet nga bojj paaka kooku bu demee ñu xam ne moom la mu moom ci boppam mu reconnaître ne moom la lan ngeen bëgg nit ñi def waaw bu drogué nag justement waaw d'accord foofu nag fi ngeen jëm du neex xam nga lu tax fi ngeen jëm du neex non on juge l'action Serigne Médoune on juge l'action les circonstances dans lesquelles il était l'état mental dans lequel bi mu nekkoon juge yi bu ñu ko dee juge duñ condamné kenn kon ku mu neex jël sa drogue jël sa ñaari xoox ñëw def lu la neex il faut arrêter ça d'ailleurs c'est une occasion pour que drogue bi ni mu mel ci dëkk bi c'est ça yamba bi nel ko ci dëkk bi alcool bi ñuy jaay ci école yi loolu laay rejoindre sax oustaz ak Serigne Médoune bi muy wax profondeur u mal bi aller à l'éducation mais évidemment mais ñaata at a ngi nii école yi jànguñu correctement yéen a ngi nii mais am na tey benn réflexion boo xam ne benn nit ak ma koy defal nee na ma madame ñiy agressé ñëpp ñu jàng lañu étudiant lañu wala élève lañu wala des démobilisés militaires te kooku dafa nekk daf ci xam dara mu ne ma non bul defe ne parce que léegi caméra yi sax mënatu leen a filmer ils ont les moyens de faire en sorte que caméra yi du leen filmer kooku jàngul bu nu ko kon nañu seet affaire bi profondeur u mal bi booy faj góom doo ko yërëm ok d'accord te foofu la société bi tollu tey Pape et là il faudrait que ñu bañ fee nekk di wax diw dof laak dañ ko wutal kayitu dof kooku dafay fekk société bi may la ko mais man je connais des pays yoo xam ne loolu xalaatuñ ko sax article 50 code pénal li mu wax article 50 code pénal li mu wax dafa leer nañ maanaam képp koo xamante ne da ngaa def lu yoon di tere te jamono ya nga koy def àndoo woon sa sago wala ñu forcé la ba sañoo woon bañ yoon du la ci topp loolu mooy article 50 code pénal moo ko wax il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister léegi man feneen fi ma bëggoon ñëw mooy pour parce que sëñ Médoune Seye dafa yëkkati ñaari mbir yu am solo muy maanaam wàllum baale bi loi bi li mu wax dafa leer même bu fekkente ne famille kii deele baale na
terewul loi bi day topp ki def mbir mi léegi famille ki baale boobu li muy jur mooy doo mën a laaj ndàmpaay bés bu ñuy atte waaji mais baale boobu noonu nga retirer sa plainte ak nga baale ça ne fait pas obstacle à la poursuite de l'individu donc foofu dañuy exercer action publique bi day continuer moom ngay faral di dégg ñu ne tribunal dossier bu fa yegg si amatul baale bi ngay baale li muy jur mooy doo mën a taxaw di laaj ndàmpaay mais terewul procureur daf koy topp bu ñu waree teg ci moom ay daan ñu teg ko si ay daan image yu Baye Fall yaa ngi ni d'ailleurs à l'écran muy Baye Fall bi ñu rayoon fi en 2015 c'est ça beneen mbir bi feneen fi ma bëggoon ñëw Rama balaa ñuy defaat beneen tour de table mooy maanaam li nga xamante ne waaw moom mooy Baye Fall kii la ñu jàppoon moom la ñu tëjoon rëbës doon ko jiiñ ne moo rayoon Baye Fall mujj gi ñu mujjee ko libéré parce que dañ ko wutaloon ay këyit yoo xamante ne day wane ni àndul ak xelam këyit yi wane ni dafa nekkoon fii ci hôpital Dalal Xel bu Thiaroye après ci lañ ko mujjee libéré bi ñu ko libéré sax yàggul ci biti après ci la daal di faatu justice daal di prononcé lu ñu tuddee extinction de l'action publique maanaam bu ñuy topp kenn dara ba kooku faatu tuuma yi day fay jaare daal di fay feneen fi may daane leerama mooy te sëñ Medoune Seye tam soulevé na ko mooy maanaam lu jëm ci wàllum ni yoon di qualifier rey parce que par exemple nga gis koo xamante ne dafa rey nit ñu tëj ko ñetti at wala juróomi at ñu bëri gis na tuuti na c'est-à-dire que loi bi dafa am lu mu tuddee rey boo xamante ne da nga ko tey muy homicide volontaire muy meurtre wala assassinat mais am na tamit rey boo xam ne teyoo ko muy homicide involontaire mi ngi mel ni médecin bi génn këram ñu woo ko urgence mu yeewu xaaju gudd war a dem opérer génn rek fir nit rey ko xam nga kooku rey bi mu rey teyoo ko kon foofu loi bi day jàpp ne homicide involontaire la da nga rey nit te teyoo ko de la même manière également am na lu loi bi tuddee cause de blessure volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner maanaam rey nit te tayoo ko donc yooyu yëpp peine dafa am peine boo xam ne moom la ci loi bi prévoir beneen bi ci gën a garaaw nag mooy homicide volontaire rey nit te tay ko bu fekkente ni loolu am na loi bi day xool ñaari mbir bu dee rey bi assassinat la maanaam rey nit boo xam ne da nga ko waajal tëral plan giiru dund lañ lay tëj maintenant bu fekkente ni meurtre ke reste la cadre meurtre mooy rey boo xam ni waajaloo ko lu mel ni maag Cheikh Tidiane tey ñu ñëw nii rek benn xuloo bu ndaw boole ñu rek mu gis ne moom ponkal na man tuuti naa mu dóor ma fenn rek ma daanu yem fa xam nga kooku waajalu ko ba muy jógee kër donc foofu du assassinat mais foofu meurtre lay doon foofu condamnation à temps la donc loolu mooy li nga xamante moom mooy qualification juridique yi nga xam ne gis nga Pape loolu laa doon wax léegi bële passé émission bële passé di koy wax ci avocat yi dañoo am ay seen tactique seen technique yoo xam ne légitime défense waaw wuy ma ba qualifié la woo jël benn boo xam ne meurtre la wala assa ñoom am na nu ñu koy def ba qualifié ko neneen ñu xam nga loolu mooy danger bi ay code la loolu mooy kii bi da ngay gis boo xam ne nii mais ñu dem mu lijjante nu ñu koy qualifié ñu qualifié ba nga xam ne kii du tëdd à perpétuité. mais parfois légitime défense également mën na nekk. mais Pape Pape yaa ngi wax ci cas boobu ba tey ça me fait repenser ak taximan boobu ñu rayoon fële ci yoonu Yoff également ak conducteur boobu nga xam dafa génne jël armam rek braqué ko ci moom do anamu moom également ñi ngi naan mi ngi woon prison après par la am na ay informations yu circulé comme quoi que libéré nañ ko mais en réalité libéré wuñ ko mi ngi prison Rebeuss bi tëdd di ñu dégg c'est ça ci loi bi itam am na lu ma dégg démb ak tey juriste yi di ko véhiculer par rapport ak peine de mort bi ñu ne mun nañu wax ne par exemple tëj nañ la à 30 ans mais 20 ans yi di nga ko tëdd après si la ñuy xool ndax war nañ la mun a may grâce wala ñu may la liberté conditionnelle itam muy beneen point boo xamante ne temps yi ñu ngi ko commencé di évoquer waaw te day rejoindre sax question ñiy laaj ndax peine de mort mooy ñu tëj perpétuité mooy ñu tëj la kaso giir dund est-ce que nit ñi ñu ngi tëdd kaso giir dund amul Sénégal amul kenn benn nit boo xamante ne dañ lay téye kaso ba sa giiru dund c'est-à-dire que yoon ni muy doxee mooy képp ku ñu tëj prison à vie boo demee prison à vie bi dañ koy transformer def ko li ñu tuddee commutation de peine maanaam 20 ans de travaux forcés ne la ñaar fukki at ngay tëdd donc ku ñu tëj kaso à vie rek boo ñëwee ñaar fukki at ngay tëdd boo ko tëddee bu fekkente ne am nga lu ñu tuddee des cas sérieux d'amendement ci lañ lay bàyyi mais amul kenn kuy toog prison Sénégal ba giiru dundam li may wax moom procureur yaa ngi may dégg magistrat yaa ngi may dégg juge yaa ngi may dégg xam nañu bu baax li may wax peine de mort bi vraiment il y a toujours des subterfuges comme Awa dit peine de mort bi moo am solo léegi bon on va passer un peu ci second. waaw xam naa mën nañ def transition rek am benn reportage boo xam ne dañ koy xool. defoon na benn reportage ci zone li ñu tuddee zone criminogène. maanaam moytuloo askan wi zone yi nga xam ne agression yeeg càcc gi dafa bëri pour nit ñi mën koo moytu bu baax. donc mën nañ ànd ak régie ñu xool élément boobu laata ñuy ñëw ci. ci élément boobu c'est disponible ñu xool ko dellu si waat. peine de mort duñ ko war a dellu si waat.
Diane ñëw ci boobu ngay wax ci zone criminogène yooyu la ngay wax donc dafa am ci ay quartiers yoo xamante ni ñoom la ñu gën a gis ni yenn kii yi fa la ëppee pap loolu ngay bëgg en attendant ñu ñëw ci élément bi. waxti parce que li tax ñu mënul ñàkk ñu wax ci mooy dafa am lu ñu tuddee des zones dépourvues de police de proximité am na ci gox yoo xam ne amuñu police de proximité boo xam ne bu ñu amee problème mën nañ leen saytu lu mel ni Colobane nga xamante ni mu rëyee dara bu fa amee soit ñii dañuy dem Bel Air wala ñii ñu dem ba police Médina wala yeneen ak leen donc ñooñu vraiment dañuy sàkku ñu indi leen police de proximité li ci gën a doy waar nag te man ba léegi mënuma comprendre loolu mooy xam nga nit day baax foo dëkk nga xam ndax police moo fa nekk wala gendarmerie am na ci ay zones yoo xam ne police moo ko couvrir am ci ay zones yoo xam ne gendarmerie moo ko couvrir mais am na ci zone yoo xam ne da ngay dem fekk fa police fekk fa gendarmerie léegi est-ce que kenn warul mën a jóge foofu dem ci zone yi nga xam ne amul police exemple bi ma ci joxe mooy boo demee Dakar Plateau commissariat Plateau ma nga fa mais tamit gendarmerie conk ma nga fa donc ñoom ñaar ñëpp ci même territoire bi la ñu nekk di opérer alors que am na fu te li ñu xamoon mooy gendarmerie de mooy nekk en rase campagne police mooy nekk ville donc vraiment plaidoyer boobu ñu ngi koy yëkkati waa ministère de l'intérieur dimbali ci population bi askan wi zone yi nga xamante ne amuñu police de proximité ñu dimbaleen ci comme ni ñu ko dimbalee woon waa Grand Yoff parce que Grand Yoff poste de police moo fi amoon après lañ ko transformé def ko commissariat de la même manière ni commissariat central coiffé mboolem commissariat d'arrondissement yi nekk ci secteur boobu yëpp muy commissariat Plateau Rebeuss Médina Dieuppeul Point E Parcelles Assainies Grand Yoff commissariat central bu Guédiawaye coiffé tout mboolem commissariat d'arrondissement yi nekkee ci zone boobu vraiment ñu dimbali leen ci wàllu googu également pour que police de proximité am ci gox yi nga xamante ne vraiment dañ ko soxla damay laaj yow li nga def waaw dégg nga li nga def damay laaj ndax loolu zone bi amuloon police ñu andi fa police wala andi fa kii wu gendarme est-ce que wàññi na kii bi wàññiwul dara parce que exemple bi ma ci joxe mooy Grand Yoff bii nii poste de police moo fa amoon def nañ ko commissariat mais terewul ba léegi foofu dafa bokk ci li ñu tuddee zone criminogène maanaam zone yi nga xamante ne agression yi dafa bëri surtout secteur fi jamono ak xaw ma Yacine Thiandoum la xaw ma CM la xaw ma école lycée zone boobu noonu képp ku fay circuler après timis sa bokk nañ ci xottu gerte donc li ñu mën a def mooy comme ni ñu defoon corniche am na ay temps kenn sañu fa woon circuler bu timis weesoo mais jël nañ ci ay matuwaay yoo xam ne saa su nekk police dafay def ay patrouille di fa def ay ronde di ko sécuriser la même chose par exemple vraiment ñi ngi xaar ñu def ko ci yeneen zone yi nga xam ne vraiment dafa bëri sécurité ni ñu ko defee fële noonu lañ ko defoon également fële nga xam ne moom mooy les zones criminogènes mais tey jii dama gis xam nga dañ doon wax les quartiers populaires ñoom ñoo nekkoon zone yi gënoon a dangereuse mais tey jii quartier résidentiel yi ñoom ñoo gën a dangereux soo xoolee l'étudiant marocain l'étudiant tunisien yi ñu rey fan lañ leen reyee ay Fann Hock ay Point E ñu nekkoon zone yoo xamante ne dañ jàppoon ne quartier résidentiel la mais tey criminalité bi foofu la ëppee fan la ñuy dajji seen kër yi zone yooyu la tey yaa ngi wax implanter poste de police ak gendarmerie est-ce que ça résout le problème également bu fekkee ne poste yooyu da nga leen fa teg te doté woo leen de moyens également ça règle pas le problème da ngay xool ñu ne la tey da ngay am benn problème sax nga woote ñu ne la on n'a pas de véhicule on n'a pas de carburant wala on n'a pas d'effectif c'est ça muy problème yoo xamante ne itam day tegu qu'on le voit est-ce que léegi kon zone criminogène am na tey jii je pense que tous les quartiers tey jii se valent soo moytuwul sax léegi quartiers yi ñu naan les quartiers populaires ñoom ñoo tane fi mu nekk nii ndax foofu solidarité dina fa am coach ndax tey di nga toog ci sa koñ ñu lay néewal doole waa koñ ba dinañ génn mais ces quartiers résidentiels bopp sa bopp la amul dimbalante awa justement pour dire vrai pour attester ce que tu dis am na ñun nii suñu koñ Sacré-Cœur par exemple da ngay gis à 19h wala 20h am na de ñaari deux jeunes yoo xamante seen scooter la ñuy kii ku ñu romb foofu ñu arraché sa téléphone une fois là def nañ ko une jeune fille à 19h keneen que un boutiquier foofu également donc tu vois problème la yoo xamante ni maintenant comme a dit Awa c'est dans tous les quartiers amatul quartier résidentiel waaye tamit maa ngi indiwaat di waxaat nag dégg nga borom kër yi muy yaay ak papa yi dëgg di bàyyi ay xale di dox ba ay minuit loolu jaaduwul tamit loolu day dem jàngi ay affaire yooyu loolu lay indi yooyu délinquance bi foofu la kii parce que xale dafa am heure u tëdd quel que soit son âge même sax mag xale bu am 20 ans 23 ans waruloo ko bàyyi dégg nga moom muy dem ba ay minuit ay 1h du matin bu ñëwee ci kër gi sax day tëb miir ñun ñu koy xool di seetaan loolu tam loolu yooyu yëpp mooy xeet yooyu di favoriser li nga xam ne
li ne moom mooy criminal kii waa kii bi ci dëkk bi surtout xale yu jigéen yu ndaw yi nga xam ne dañ leen di yalwaan loo guddi également loolu tam beneen phénomène la boo xam ne dafa lu nekk xew na léegi Sénégal justement léegi par rapport ak implantation effectivement ni ko Awa waxee c'est-à-dire que implanter commissariat wala poste de police loolu rek doyu si li ci jaaru tamit mooy ñu jox leen moyen da si baax parce que tey man damay wax ni le ministre de l'intérieur waroon na def guddi bu jot mu dugg ci commissariat di xool lan moo fay xew amul benn commissariat wala poste de police boo xam ne da nga fay dem fekk fa lu mat juróomi agent de police yu fay fanaan donc ce qui veut dire que crime wala meurtre wala attaque wala cambriolage bu amee fenn mënoo leen woo bañ ñëw parce que benn wala ñaari élément ñoo fay nekk du ñu ñëw di risquer seen vie parce que malfaiteurs yi dañuy yor fetal dañuy yor jaasi dañuy yor waaye nag Pape loolu aussi c'est un problème Pape tamit dëgg la de waaye nag amuñu moyen de oto ba panne na oto ba amul carburant ak li ñu wane yëpp ci on nun dëjël loolu lañ lay wax billaahi dañ la koy wax allo police oui na nga attends xaaral fekk oto ba amul carburant loolu tamit ak défilé bi ñu fi génnee yëpp comme Arsenal te léegi nag booy xool am na ku ko wax léegi bu ñu nee kii élection mu ngi commencé ñëw dëkk bi yëpp fees ak policier ñoom ay moment la ñuy jël daal génne policier génne seen armada yëpp waaye nag bu ñu nee ba ci après bu sa gars yi bàyyi loolu la ñuy war a bàyyi souvent comme ni nga wax nit yi dañu war a di ñëw di nekk ci biir koñ yi mais du ñu dugg ci koñ yi de ca rond point rek la ñuy taxaw ca rond point ñu nga ca rond point rond point léegi boo dem nga gis leen waaye ci biir koñ yi ruqaan yi amul noo duñ fa dem. d'accord mais Pape dafa am benn stratégie bu ma gis c'est pas pour kii mais par exemple Thiaroye j'ai vu que maintenant la peur c'est dans le camp des malfaiteurs xaw ma ban stratégie le commissaire ba teg te commissaire bu jigéen la mais les gens doivent prendre exemple ci foofu moom. mooy fan. Thiaroye. commissariat Thiaroye. encore wàññeeku na. En tout cas léegi moom ni nga fa daan nemmeekoo agression en plein jour ak yooyu. fi mu nekk nii patrouille yi da nga koy gis ba ci biir koñ yi. tout à fait. même tu vois des civils yoo xamante ne léegi ñu ngi ci biir koñ yi de ce fait agression yi ni mu fa meloon maintenant dafa wàññeeku côté boobu et en plus j'ai demandé ñu ne ma commissaire bi jigéen la. ok donc ça montre que la femme maintenant. bul dugg ci loolu bul dugg ci loolu bul dugg ci seen yooyu ngeen di bàyyi bu leen féminiser sunu kii bi émission bi bàyyi leen seen yooyu yooyu ngeen di bàyyi mooy doxal ñooy dox bàyyi leen seen loolu fi may daanelee rek mooy dafa am loo xamante ne comme exemple Thiaroye bi commissariat de Thiaroye benn taxawaay boo xamante ne moom la ñuy def te dañ ko bàyyi woon en fait de tout le temps ramasse la ñu tàmm gis xam naa loolu dinañ ci mës a def waxtaan parce que nit ñi soxla nañ ko am na lu bëri lu ñu ci war a wax parce que booy def ramasse nit ñi mën nañ la seen autopolice bi ak yu mel noonu mais ci côté ramasse tam dafa am leneen loo xamante ni moom la commissaire Sadio ku mel ni commissaire Sadio nga xam ni directeur général police adjoint à la retraite doon na ko wax maanaam mu ne takk der dañoo bàyyi lu ñu tuddee ronde de leen lu dul bokkul ak ramasse mooy da ngeen di ànd ak seen auto interpellé ñu yorul carte d'identité mais ronde bi mooy ay policiers civils groupe policiers civils yoo xam dañuy ñëw rek dugg investir benn secteur tasaaroo dox ci biir nga yor ngànnaay xool ñen ñooy def ko te ñaawtee fi xool ndax benn malfaiteur dina leen song wala lu mel noonu te loolu dafa nekk loo xamante ni vraiment loolu daan nañ ko gis mais léegi mooy loolu daan nañ ko gis quand même waaw ronde dina ci baax torop alors ñu xaw a avancé tuuti ñëw ci waaw xanaa madame Kese du kii madame Kese kay moom sànq ba waaw madame Kese yow de ngaa ñëw rek toog moom ne nii rek parce que posé ñu ma question Pape xam naa te moom lay xaar parce que moom mirage bee ko fi indi wàllu mirage mirage non mais nag pas ça parce que comme posé ñu ma question ñu ma woon dugg si débat bi quoi madame Kese waxal nag question bi c'est insécurité parce que li maire bi li madame wax sànq man d'accord naa si parce que je crois que internet bi aussi da ngeen koy négliger waaye lu bari la siy def lu bari lay def si parce que xale yi koo si gis mi ngi yore téléphone am man je crois que si biir école yi il faut que ñu appliquer plus l'islam dedans man ça sama théorie la quand il y a l'islam dedans les enfants ils seront éduqués man l'éducation bi ça revient à l'éducation toujours on est plus éduqué mais quand même am na parents yoo xam ne dañuy éduquer seen doom yi. macha allah non waxuma ñëpp déet non bu ma jaxase. bu ma jaxase néew ma ñëpp la de dama ne. néew ma ñëpp la dama ne. am na ci non léegi pourcentage bi moo yokku. waaw d'accord. léegi bareetul am na ñuy éduquer seen doom. bien sûr mais bareetul de. y a toujours des exceptions comme léegi bareetul de. léegi da ngay yar sa biir kër mbedd mi. non laay koy bëgg a wax c'est ça. mbedd bi mooy yow yàq xoolal keroog maa ngi gis ci benn taxi bu ma nekkoon benn xale boo xamante ni il doit avoir ay 16 ans 18 ans apprenti car la ñi ngi jiitle taxi bi ma dugg jiitle oto ak car bi côté HLM xale bi ay il était 17 heures mu yore cigarette am
imaginez 18 ans la war a am 16 ans 18 ans mu yor cigarette am léegi maa ngi gis benn ci ñi nekkoon ci biir car bi di kaas benn paa bu nekk juste ci buntu bi di kaas di sànni loxo bi xale bi faalewu xale bi la doon wax par rapport ak cigarette am déjà âge bi boo ko gisee paa baa ngi wax faalewu ko fullaalu ko yor continuer cigarette am di tox donc déjà mooy manque d'éducation yi ñuy wax nga xamante ni mooy indi yenn délinquance et tout